gure gu bari ak yu bari yi am ci jamono moo toj gàllaaju seeni doom toj gàllaaju sëy yi am léegi ba lu ne di ñu dal lu ne di am parce que dafa am loo xam ne gàllaaju sëy la moom la ñuy lalee sëy nit dafay am xorum nit dafay am kiiraay nit dafay am mbañ gàcce nit dafay am fu muy laqatu nit dafay am fu muy sàkketoo mais ñu ngi caaxaane lu bari yaakaar ne modernisation bi moo tax ba bàyyi traditionnel bi am na loo xam ne dafa yàq suñu àddina fi may daaneele teraanga ñëpp a ko bëgg jeeg bu toog ci kër sëy ba am doom mu màgg tekki bëgg nga teraanga waaye nañ koy def dans la discrétion defar sa mbuus mu baax ñëw yaay na nga def dugg ci kër gi nuyoo dugg ci néeg bi yaay am sa sukkar ko dox ko enveloppe ku ca war a am ca li muy toog benn place soo ko indilee fukki dërëm ku ca war a am tànk am ca tànk ku ca war a am dërëm mais am na fis ak wane goo xam ni soo ko defee ñu ni amu ko waaye am na neneen ñu terale goro lu dul koor du leneen ma doog a dugg ci domaine bi nga xam ni volet bi ma indi tey sujet bi mooy jigéen ñiy liggéey ci administration moo xam ci privé wala public nga nekk secrétaire wala nekk ci accueil bi wala nga nekk chef de service asma dafa am ay jigéen ñu arrogante ñoo xam ni seen nuyoo neexul seen tontu neexul te amuñu jàmm boo ñëwee nuyoo boo ubbee bunt bi rek suñ la nee jàkk des fois da ngay am envie bëgg a daw dellu gannaaw seen kanam day sens te jigéen damay wax ni dafa war a foog jàmm def ko bâton de pèlerin fu mën a nekk jàmm du mayee jàmm am na ñoo xam dèjà dañu mel ni man seen kanam dañuy ñëgg ñëggaaral bu nu réewul sax boo moytuwul da ngay daw déet tak sama yaay nag dangaa mën a réew macha allah war a nekk jigéen bi parce que accueil yi suñ ko wax pour am jàmm bu njëkk dañ ko daan def sélection coach da ngay mel ni man mën a reetaan waaw dañ ko daan def sélection wax na ko ku tedd ki wax na ko lu dul jàmm ko gën dëgg la mais léegi la ñuy jël nii rek alaxaat ku la neex nga jël ko mais bu njëkk dañ ko daan def sélection jël la taille jël sa waxin gis nga waaw dañuy jël taille bi jël sa waxin sa accent jël sa accoutrement nga am noo war a solo ba ku la mën a fekk sa bureau bu ñëwee nga recevoir ko parce que bureau ku nekk ci ñëw da ngay gis ko fagg soldat yu yemamaay yu mel ni saa yoo si ay tarax yu xaw a talon wax ngeen waal nga xaw a jeex seen sër koddaay la du jot sol mbubu te dafa fees ak ay diplôme dëgg la doon koo xam ne ku mën a servir jamonoom lay doon wala mu servir société am ñëw ñu accueillir ko accueil boo xam ni moom ci boppam sax day dem bi ruus xeeb boppam ma dafa am ay qualité yoo xam ni sama borom moo koy jagleel jaam mooy nangul nit cëram ak yëkkati sa nawle dafa am solo loo joxe ñu delloo la ko te asgor su bëggee di am teraanga day def ko mu dajal teral ko da ngay gis waaye yàlla boo xamante ni bolog bu gàtt lay sol solu carax fekk di juboo naag boromam boobu ne alaaw ma yàlla nangu lii la Baye Mokhtar Ka di wax ne mi ngi fële ca Fadia di ko ziar bu baax a baax mu naan booy seet waaja ku ñëw jàppee ko waaja ndax booy seet waaja naan kii du waaja ku ñëw nga ne du waaja bu yàggee waaja dina la fa romb bala fa te pourtant moom ngay seet mooy li ngay wax mooy borom barke lu papa coon Maria Sin yàlla na yàlla yokk leeram te ate ko cirmande waxoon na ko nee na boo def ku la romb nga ne du waaja nee na waaja romb na la dëgg la gis nga àdduna boo nekkee ci accueil wala nga nekk chef de service mu am problème moo xam ca ndox ma la moo xam ca électricité moo xam feneen fu mën a doon rek nga nekk chef de service boo xam ñi ngay liggéeyal sax ñi mënul laa ñaan njëkk te am na sa existence ce pays ñi ngay liggéeyal sa ay collègues même bu dee chauffeur ci liggéey bi la bokk parce que bu dawal oto bi dara du dem mais maman Ndak est-ce que du day laaj ni bu boobaa nit ki ci quitte à sa conscience moo war a jox ñëpp cër yamale ñëpp ba pare doon nit ku oyof ku ñëw mu mën la accueillir mais li tax ñu koy def dafa am ñoo xamante ne dañoo bokk ci biir te yàq métier mi sooy accueil ku ñëw du dee si boo nee di foo ne bureau ba yi xaar ko kër ga kooku moom secrétaire am ba bu la nuyoo ba nekk ci kayit ga tàppe wuy téléphone ba du yëg ni sax yaa ngi taxaw am na ay chef de service yoo xam ne seen subalterne duñu leen ñaan service toogal foofu toogal fii waa xaar wala nga ñëw fi de allo di ràcc téléphone merci bonjour madame mu continuer wax téléphone am nga taxaw di xaar tout le temps c'est comme ça gis nañ fi lu yàggul dara même ministère de la santé parce que dañuy faral di gis que ne même accueil bi dafa ça pose problème malade dina ñëw mais demal ci yenn dëkk yi boo ñëwee dinañ la nabbee yebal la jàpp la ba yóbbu la mais fii man Fatima loolu moo ma jaaxal loolu daf maa jaaxal loolu moo ma jaaxal mais comme ñu amul xolu yéen Fatima xanaa xamul ne kenn ku ne ni nga mel sa kër foo dem moom nga fay yóbbu noo mel sa biir kër yar ba la foo dem moom nga fa yóbbu parce que jikko du gën a yar boo toogee mun la maa ngi ñëw maa ngi lay xaar wala fu nga wax soo yàggee mu ñëw fekk la fa waxaat ko ñu dégg ko dafa am loo xam jikko du gën a yar soo ñëwee toog rek mu fekk la par exemple nit sa naturel li ngay dund li nga mel ci sa biir kër ak say doom ak sa borom kër boo demee fi nga liggéey wala nga dem foo gane ji soo ñëwee toog
da ngay emprunter beneen jikko pour faire plaisir wala nga wone une image positive de toi mais gis nga booy dem ci sa jikko daf lay bett sama yaay nee na loo may sab noonu di ko ma sa may sab sopp dëgg la parce que day bàyyi xel ni mu nekkal nit ñooy ñaan la njëkk da ngay gis koo xam ni buñ la nee demal ñaan ko maire bi moo fa nekk de kii kenn du ko ñaan boo dugg sa naan non amul loolu demal nga fay wala duñ ko indi ay kañoo ñàkk kersa loolu dañ cee war a bàyyi xel ñoom teguñu fa seen bopp population bi ñoo tax ñu nekk fa justement yaay booy ñu tasaare ko waaw foo jàll feneen rek ñu pelloo mi ngi noonu dafay am solo loolu macha allah sama yaay ji dama ko bëgg macha allah c'est très important dootuñu déggati nit di dox naan ay man bëgguma teg gàcce sama yaay de gëj ngeen dégg kàllaama googu dans une discussion yii li bu ma ko defee sama yaay de am gàcce am ngor ak wegu xam ne ni tu représentes tu es l'ambassadeur de l'éducation de tes parents de liñ la bàyyi sa biir kër boo demee ca bërëb ne xaar ma defar sama toogaay xaar ma wone ni lii samay waajur def ci man et peut-être que on a perdu ces repères là maman moo tax ci lu bëri manque de civisme et manque d'éducation de tenue et de limite boobu ñu koy gis ci ñun kenn et puis aussi les parents sont un peu coupables maman ci benn fànn gi ndaxte boo xoolee léeg-léeg am na jamono joo xamante man sama yaay mës na ma pes ndax 1000 francs bi ma sama benn nijaay mayoon boobu ba léegi man sañu ma ñaan xaalis sañu ma kii ni ñu koy waxtatee jël xaalis boo xamante ni du sama ñaq indi ko sama biir kër donc am na loo xamante ni démb ca yeeru démb dafa doon baax tey jii nii boo yëkkati woon 10 000 may ko bëri na famille yoo xamante ni seen ay doom dans certaines familles bien sûr dañuy yëkkati 10 000 jox leen yaay di du leen laaj foo jëlee woon 10 000 ba. su koyul gontul. waa xam nga ku wax feeñ. gis nga ni nga mel ci plateau bi. su fekkee ñi lay seetaan ñu la ëpp xel. da ngay gis ku lay seetaan koo xam ne mën na laa jàngal daanaka bu tàmbalee. da ngay jël kay di bind baax. te muy dëgg yaay. ëpp la xam-xam. ëpp le vécu. mooy l'expérience. c'est vrai te ñu ngi lay déglu. mais sooy wax. benn yoon. ñaari yoon. dinañ mën a wax kii Asma. c'est vrai. ak ku sûr. c'est vrai. ku jël kaddu di wax ku wax feeñ. dëgg la yaay. mën ngaa toog sax yarulu mais su sa kàddu jibee rek en général parce que nit dafa lëndëm neexul xam dëgg la mais bari na loo xam ni soo ko yàggee xool ci nit rek dina am ay rogalaat yu daggee ci moom yoo xam ni di nga xam fan la éducation de base tollu c'est vrai te li nga wax ci jomb bi mu ngi jóge ca yar ba parce que xam nga suñu wax ni doom jàngaaniwul doom bu jigéen jàngaaniwul ndeyee may sëriñam dëgg la mooy ki nga fekk sa yaay bu dee nuyu sa papa di sukk bu ñëwee mu jox ko respect bu toogee ci néeg bi mu ne wax leen tàgg seen papa xale daw te arrière cour ba mu tëj bunt bi bàyyi ko mu nelaw su dee ñëw xale yëg ci kër gi nii seen papa mi ngi ñëw ñu defaraat toogaay bi su ñëwee ñëpp jóg nuyu ko jox ko cëram su toogee bokk ak ñoom ñuy lekk ñuy corrigente est-ce que te asgor kenn du ko femm ci mbooloo déedéet sa doom bi nga jur sax s'il a mal mangé wala s'il mange mal doo ko corriger ci bool bi parce que bu dee boroom jikko daf koy frustré mën naa am sax mu ruus jóg te fekk ne xiifoon na mais su paree ngeen wéet nga ne ko asgor buy lekk day yemale lekkam ci bële yem ci sa gémmiñ waaye duy sa lex ba mu fees day lekk xoolal sa morom yi nga toogal est-ce que di nga gis ñu def ko mu daal di ressaisir ni waaw c'est vrai wala mu wax lu dul dëgg nga vérifier ko xam ne du dëgg yéen ñaari ngeen wéet nga sonde ko mu wàcc parce que koo jur xam nga ko yar yi moo faussé dès le départ suñu comportement yi mais boo xamee lee sa doom ni sama jëkkër diplôme yi mu am yu ko raw laa am wala kii ma nekkal maa ko ëpp salaire wala situation bi ma nekk maa ko gën a nekk ci à l'aise wax ko sa doom te saa yu bàyyi doom wegee dee bàyyi wala ndey rek saa yu doom wega dee bàyyi moo xam doom bu jigéen wala doom bu góor ca ndeyama dëgg la foo gis ko wegul bàyyam muy doom bu góor di doom bu jigéen c'est suite au comportement de sa mère vis-à-vis de son papa ba ci biir kër yi ñuy sëy ñu bàyyi ñi ci biir kër gi di fi nekk te muy dëgg kenn xamul kuy géej dëkk kuy wari dëgg la kon may ñaanal encore Asi bu Baye Ndiaye yàlla na teraangam sax ñu softati gërëm na la ñaanal na yàlla yaay mam bi te yàlla na nga fekk seen mère yàlla na sa jàmm yàgg ay waay sama yaay ji yàlla nga gudd fan yàlla na sa jàmm yàgg vraiment c'est une fierté c'est une fierté comme la ma waxoon sànq bu tedd ba rek xalifatul am bi ma koy wax ne ko ci yaa ngi def la fierté d'une famille d'un quartier d'une ruelle d'une région d'une ville d'un continent et la fierté du monde parce que dañ soxla lii quoi dañ ko soxla yar ak teggin ak humble ak
dal stabilité. dafa baax ci dund doomu aadama. bokkuma ak yow de loolu yëpp baax na loolu jikkoom la sama yaay ji dafa baax ba gën. vraiment macha allah war nañoo yar ñun waaye war na yaraat ñenn ndey. dafa baax de yaraate yenn dans la discipline. justement ku yaru du yare. waaw te ku yaru waaw du yare. sama yaay ji maa ko bëgg. ayca lu leer la wax loolu moom dañ koy écho kooku tem la. lu leer la wax. waaw laa yat kooku. nga ne ma du yare. ku yaru. waaw ku yaruwul. waaw ku yaruwul. du yare. Coach Moussa société da kaw neex léeg-léeg boo ñëwati dama lay pellu ak sama yaay. non yàlla dogal na par force. da ngay kilifa ñoo bokk mardi ak samedi. waaw ñoo ci dara. borom doole lan la ñuy wax maman dafay am yërmande. waaw doole teraanga boo amee teraanga da ngay dimbali. waaw soo amee xam-xam da ngay jàngale. boo amee doole da ngay yërmande da ngay yërëme. bàyyi ma yërëm sëñ Ngoné Mbaye Cissé ko waxoon. c'est-à-dire temps amul de est-ce que xam nga am na liggéey yoo xam ne ñenn ñi am yërmande munuñ koo def parce que seen degré de yërmande moo tax. munuñoo def loolu. dëgg la ndeysaan. parce que seen yërmande fi mu toll moo tax am na yenn liggéey yoo xam ne. yenn gor wala yenn nit yi. jaxase non même pour loolu liggéey. mën na ma ci liggéey bi sax day am. duñ ko daal def nga ñëw ci. parce que tolluwaay la. jaxase rambaaj dafa am ñoo xamante dafa nekk seen jikko te Maman Ndak dama ko cee wóolu ngir mu yaraat société sénégalaise bi. nañ ko def mardi dañuy wax sa ginnaaw di la toggaanu et pourtant peut-être que du seen jikko ils sont juste peut-être maladroits mais demain ça peut frustrer mardi lañ koy def. mardi ñu def ko tem. waaw leen ragal dara nañ leen ko teel a fumiste. madame Diouf maam Ami Niang mi ñuy seetaan Asma. ngay proposé thème bi sama ginnaaw. naam yaay. madame Diouf maam Ami Niang. Cheikh Makhtar Diouf. yaayu mati nee na mi ñuy seetaan. di kontaan ci suba teel. ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax en tout cas macha allah Germaine Barros dafa bëggoon cant gërëm ki nga xamante ni moo jaar ci sañse bi tey. ndaxte nee na dafa bëgg dem da nga bëgg dem. pare nga ci dégg nga lu baax suñu yaay ji maman Ndak man ak moom sànq dañu toog ñu wéet ñu waxtaan lu am solo lu xóot sax macha allah. comme te yow nag sa yaay la sa yaay la dama koy bàyyi ak yow. mais man moom. damaa siis. mais dugal rek yaay ñëpp rek. nee na yaay ñëpp la waaye man maay xol bi. mais yow man ak yow dañoo niroo. waaw d'accord waaye taxul de. ni doo niroowul. voilà nido. mais duñu ay nido ak tu nido. waaw on est nido. Maman Ndak samedi là relax les gens jeûnent quoi relax total. Maman Ndak macha allah li nga wax yëpp dégg naa ko bu baax am na solo te yaakaar naa itam askan bi ñëpp dégg nañ la. macha allah maa ngi jaajëfal Fabi Shop moom mi jaar tey ci tenue bi defal ma jaune bu baax bi moom ngi ci amitié 3 Fabi Shop ak mbëggee maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Asma. mi ngi noonu Binta Ba moom mooy ñëw toog bu ko defee rek ñu yeewi kii di Germaine Barros de la petite enfance garder Coach Moussa Maman Ndak ak kii di Fatima Diop moom la ñuy teewlu itam ci lii di art et lettres pour continuer justement la culture qui justement reflète notre société d'aujourd'hui. Aïcha Fatima culture la ñuy waxtaane bu ko defee rek ñu daal di duggaat rek ci roman yi nga xamante ni samedi su ne rek dañ koy indi fii daal di leen fësal ngir gune yi mën a liir laata ngay gën a yaatal ci loolu le dañuy nuyu yéen seen rose yi ngeen dendalee ba pare nag ma feelu leen ci sama musóor gi yéen tamit qu'est-ce qui la maman daal di cas tuuti moom itam. mais yow sama sa yawe ji mi ngi sàjji de lay def ni yéen su ma deful nii du baax xale dañu engagé. ba pour le jéeri noo def. di ngeen ma tax fëkk sama waxandegee rek commencé def ay birima 2 pièces ak 3 pièces tàllal sama loxo. yenn saa yi 2 pièces yi baax la ci. indi fi grand boobu mais bu ma tax. non 2 pièces rek def sa demi saison bu baax. ma def 2 pièces waaw dina ci grand boobu ma denc ko. waaw yee ak moo lay jàpp nag ma noppi wala ma wax. du ko yàq de ñetti Abdou moom fi mu ne nii bu génnee du ko yàq Asma maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu maman Ndak maman sa verre baax na naataange lay symboliser couleur islam ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam di la ziar coach maa ngi lay nuyu bu baax a baax Fatima Diop sa rose baax na yow itam maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar naka noonu itam Asma di nuyu di ziar mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan.
Aïcha mi ngi noonu dañuy dugg ci Fatima Diop pour tantôt annoncé Fatima art et lettres ouvrage bi nga indi tey kan moo ko bind. Cheikh John moo ko bind muy ab taskatu xibaar moom moo bind li nga xamante ne moom moo di téere bi daal di koy duppee L'As de cœur alors L'As de cœur nag mu nekk histoire boo xamante ne daf ci raconter voilà c'est ça di ci raconter benn étudiant bu jóge village daal di ñëw fii au Sénégal fi nga à Dakar plutôt à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour la première fois war fi ñëw jàngi c'est découvrir yeneen ay facettes yoo xamante ne mu nekk dund galère mais également dund fi mbëggeel aussi ba dogal fekk ko ci donc mu nekk téere boo xamante ne téere bu am solo la par rapport ak situation étudiant bi ni muy dundee fii à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar balaa may gën a sóobu ci li nga xamante ne moom moo di yaatal bi ñu seetaan élément bi nga xamante ne moom la ñu Sadio Abibouka defal sekk na waxtaan ak moom mii di Cheikh John te bind téere bi ñu seetaan ko MD bu fekkee élément bi yemb na rek ñu bàyyi leen ñu seetaan ko daal di ñëw. bi c'est histoire day raconte histoire nit ko jeune koo xam ne daa quitté village ñëw Dakar koo xam ne mosul ñëw Dakar mais bi mu ñëwee li mu fi fekk doon na loo xam ne maanaam doon lu mu doon séntu donc daa ñëw am déception parce que climat bi tàngaay bi métti na ci biir Dakar oto yeeg embouteillage yi mais également bi mu demee ci université li mu yaakaaroon ne loolu mooy boo doon étudiant loolu ngay fekk ak li mu fekk ci amphi yi ak également situation de façon générale loolu également décabet maintenant ci foofu lay commencer di am ay problème di am ay jafe-jafe ci loolu noonu dina rencontrer ay xale yu jigéen également dina xam amour dina def également am ay relations amicales dina am aussi également ay relations difficiles mais ci loolu lay daanu ci piège boo xam ne ku nekk destin la quoi maanaam ëmbal bi ni xale bu jigéen pour wane foofu justement que nit du li ngay xalaat wala li ngay bëgg moom mooy am da ngay bëgg lii waaye destin bi day doon loo xam ne mën na laa secouer tellement que mën nga am yeneen mbébét yoo xam ne xalaatoo ko woon quoi maintenant ce qui a dire que moom ci loolu noonu am na été un grand débatteur da doon débat mënoon na wax yu mel noonu gagné na concours dem na également Europe def na fa pratiquement 1 an et demi kenn déggu ko maintenant parents yaa ngi laajte fan la nekk kenn xamul fi mu nekk maintenant foofu la fi histoire bi jeexee c'est-à-dire tome 2 bi foofu la jeexee quoi tome 1 bi tome 2 bi moo war a ñëw après voilà c'est ça. carrière écriture déjà mën naa wax lancé wu na peut-être même façon c'est un bon début maintenant bi ma bind nii am na déjà beneen boo xam ne disponible la am na bind naa ko pare na ba pare li mu des mooy publication rek moo des également commencé naa ñaari ouvrage en parallèle tome 2 bi ak beneen ouvrage c'est-à-dire maa ngi bindaale maa ngi xalaat fii ba 2022 war naa mën a publier au moins 4 ouvrages ci année bi donc doon na loo xam ne passion la dama bëgg a partager avec les gens. Fatima Diop lii nga xamante ni moom moo di li mu bind di livre bi di Cheikh John histoire bi c'est réel. Oui. C'est tellement le quotidien d'aujourd'hui que on a tendance à justement se poser la question xam nga borom xel moom xel gi day saay-saay. xel day laajte rek. merci n'est-ce beaucoup pas Binta Ba. waaw am na solo lii maa ngi doon déglu histoire bi fañ jëm mais nañ dem ba ci kanam mu gën a xuus. Binta du dem. ni mu yaruwee noonu la saay dafa yaru. il est poli mais dafa doy waar. non dafa dal yaru ak dal y a une différence. y a une différence voilà dafa dal te mais jigéen aussi dafa war a am ay beaucoup de facettes. beaucoup d'arc à son kii day rek. cabaxal lu sew ci biir. waaw yow tam kenn raw la. safal kii nu mu tudd safal. waaw noonu la dañ lay gis nga nekk benn cube nii rek waaye buñ la casee ci cin ba rek nga saf waaw kay mi ngi noonu. mu ngi doon donc. kii journaliste la bàyyi leen ko ci rythme journaliste bi mu nekk. rythme journalistique ci ligne éditoriale. waaw ngeen bàyyi ko. dama la ne lii magazine la dañuy yàttal. oui. non très sérieux dafa xewi surtout ci weeru koor gi ku fi très sérieux da ngay coincé. journaliste la bàyyi leen ko mu nekk yëfu journaliste. donc mu ngi doon mu nekk téere boo xamante ne moom Cheikh John bind na ko téere la boo xamante ne également da ngay foog ne roman bi est-ce que fiction la wala réalité la parce que aussi tu vois que ne y a des étudiants yoo xamante ne dund nañ li mu bind ci livre bi par rapport ak situation ndax boo wàccee Camon Town ngay doon nga dugg si ñëw xam nga dund lu metti parfois oto yi balaa ngay dugg rapide bi xaar oto yi dafay metti rang université pratiquement tout le monde jaar nañ à l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar wala yeneen université rang bi boo logé da ngay sangu booy sangu da ngay rang loolu yëpp mu nekk ay dund yoo xamante ne ak tam dogal bi ko ci fekk ci biir dundam ndax xalaatul woon ne dina tooñ xale
xale bu jigéen boobu mu doon bëgganteel après nag mu daal di nekkoon koo xamante ne da daan débattre di wax di génn ay responsabilités et autres ba tukki mais nag si tome 1 bi fi mu jeexee mooy ba mu tukkee wër nañ ko ba sonn gisaguñu ko donc nag dinañ yegg li xam naa tome 2 bi mais pour dire que ni rek ci diggante bi xale bu jigéen bi aussi daal dina am doom bu góor la mujjee am ci biir roman bi donc mu nekk loo xamante ne histoire la ñi ko dund aussi bari na ici au Sénégal surtout les étudiants yi nga xamante ne jot nañ jaar à l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar bokk na ci également ñun ñi nga xamante ne keneen ak keneen ku ci nekk jaar nga université et xam nga réalité yi nga xamante ne moom moo nekk à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par rapport ak codification ni mu mettee par rapport ak restaurant également boo amee ticket da ngay jékki-jékki sax autant sa biir chambre ñu fëgg la di la ñaan ticket pour reer wala di la ñaan ticket pour ndekki en tant que sa moromu étudiant donc mu nekk dund yoo xamante ne ku jaaru biir université doo xam vraiment lan la étudiant di dund donc c'est quelque chose boo xamante ne ñun ñëpp dund nañ ko ndax jaar nañ fa codifié nañ amoon nañ également chambre donc voilà quoi c'est kii daal personnage am bii xam nga lu ma koy wax waroon tal bëggante tal jàng lañ la fa yebaloon du dëgg yaay booy lu muy bëggante boole ñaar de àndul xanaa jàng dafa fiir waaw loo ko boole rek mu mutal ko ca loo xam ne day am lu ko immortalisé. waaw booy jàng rek jàngal soo paree rek looy def nga def. waaw waaw yaay dafay tax nga ànd sax ak sa xel boo koy def. waaye lii moo tax doom ji dina ko réer ndaw si dina ko réer parewul. mu ngi noonu daal ñu ngi koy wër daal ba tey ji mais furax daal di xëddeen comme ni ko Mame Mbaye di faral di waxee. furax daal di xëddeen kenn gisagu ko. donc xëy na ci tome 2 bi dina jàng Europe ba mu nekk daal di ñibbisiwaat ni wër te wër mooy daal réer na fi mu toll nii daal. man bëgg naa ko lire rek. donc l'âge de cœur mais c'est important nag et c'est boo koy lire da ngay mel ni ne voilà tu es en train de vivre quelque chose boo xamante ne da nga ciy gis sa bopp daal donc livre bu neex la Asma Khadija. Justement, un excellent livre, ça nous montre encore une fois qu'on peut rester, on peut continuer maman de croire en la jeunesse sénégalaise ndaxte mi ngi juddoo 1994. daanaka ab gune gu ndaw la. te nag maison d'édition yi tamit war nañ mën a gën a dooleel gune yi nga xamante ni bind daf leen neex. bu ko defee bu ñuy gën di bind di gën di lire di gën di inspirer ba tax ne dinañ leen may doole ba nga xamante ni dinañ mën a amal ay ateliers de lecture et d'écriture bu ko defee rek mu daal di gën a baax. Alors Pape Bassoum j'espère que wooroo ndax sa commentaire bi dama koy lire te nag dina yàq sa koor nee na imaginez une femme qui a la voix de Germaine Barros, le sourire de Lisa Diandi, les yeux de biche de Asma. Alors j'ai des yeux de biche? Je savais pas. La noirceur de Sokhna Fall, la sagesse de Maman Dak moom lay wër nga lu métti wër nga lu amut. Maman jàppale ko si wër na lu jafe de mais nag xam nga kenn ku nekk sa bëgg ngay wax te loolu lépp cofeel moo ko mais am na ko Subatel ñun ñëpp li mu wax yëpp mi ngi waaw cette femme et Subatel peut-être une émission oui ça peut être une femme Subatel n'est-ce pas maman Subatel du ñàkk mi ngi noonu Aïcha di jaajëfal bu baax a baax kii di Fatima Diop kii di Maguette Gueye nee na Asma dis-lui bon courage sur son livre on va dire pour son édition. Effectivement mu ngi noonu donc bon courage à lui aussi ndax c'est un jeune boo xamante ne aussi très engagé donc di bind nga nekk xale am jom bëgg li nga xamante ne moom moo di littérature dañ la war a dooleel gën la encourager pour permettre également à nos jeunes comme on a l'habitude de le dire tout le temps ici sur le plateau d'inciter les jeunes à ce que ñu embrasser li nga xamante ne moom moo di lecture parce que dafa nekk loo xamante ne lu baax la parce que c'est rare maintenant de voir les bibliothèques wala ñu remplir si bibliothèque école yi ba mu fees dell ak ay livres yoo xamante ne dina intéresser ñi leen di élèves yi donc ce sont des choses yoo xamante ne c'est à encourager donc lii laa leen indiloon tey ci rubrique art et lettres doon waxtaane wàllu littérature xanaa ma leen di jox dig daje incha allah lundi ci beneen dossier boo xamante ne dañuy fas yéene ñëw faram fàcce ko par rapport ak li nga xamante ne moom moo gën a xew ci actualité incha allahu rabbi Dramé Prestige Couture maa ngi koy ziar bu baax a baax mi ngi ñuy seetaan waaye tamit Dame Touré cosmétique fële ca marché Petersen maa ngi koy nuyu di ko ziar moom itam bu baax a baax mi ngi ñuy teewlu yaay booy dama lay jaajëfal di la ñaanal yàlla rek yàlla na nga ànd ak wér fan bu gudd ndaxte sa dund nag amal nañu njëriñ lool sax te amal njëriñ Sénégal naam nag yàlla na yàlla may la nga dem bay am ay atelier yoo xamante ni ndajab jigéen la boo xamante ni ku ci nekk dina si jafaru mooy ñun ab ndaw ñi nga xamante ni nous sommes les futurs mamans de demain wa ilaa sax nag ñi nga xamante ni dañoo am ay failles wala xamatuñu fu ñuy jëm xëy na kuréel yooyu
yooyu dina leen mën a permettre ñu mën a réorienter waat ci suñu culture bi ni culture sénégalaise. loolu yëpp kontaan naa ci mais lépp ñu ngi koy devoiré Sen TV. dëgg la chaîne leader. ak professionnalisme bi fi am. ak ñi nga xam ñoo ñuy diriger xam fan la ñuy jëlee. ak fan la ñuy indi ak fan lañ leen teg. ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu jëm ci kan di ñaanal Bougane yàlla dooleel ko. dëgëral ko bàyyi ko ak moom mi ak njabootam yëpp ci barke yonent bi. lii mu fi mu bëgg a yóbbu kër gi yàlla may ko doole ak kattan ñi nga xam ñoo ñuy diriger di suñu ay kilifa. am vision bu sori indi ñu ci lii ñu leen di ñaanal nag yàlla sax leen bàyyi leen ak seen ay njaboot. nuyu bu baax soxna Lalla Dabax mi nga xam ne moom a génn fi Malick Fawad soxna Lalla si yaay fat si moom fi génne di nuyu bu baax sama doom Pape Malick Thiaw ak Assou Ndiaye ci Tivaouane ñu ngi seetaan ak waa Tivaouane yëpp ak suñu xarit yëpp ñu ngi leen di nuyu jërëjëf macha allah maman bu jugee nag Pape Assane Seck daal di ñëw toog bu ko defee rek kii nga xamante moo di Fatima Diop danga may wéttali ba si kanam bëggoo wéttali ma ba si kanam ma yeewi sama yaay di mu mën a dalu koor gi dafa métti Aïcha Binta Ba moom la ñuy dalal ci rubrique économie c'est tout de suite. Aïcha mi ngi noonu dañ koy nuyu dalal ko laata ñuy gën a yaatal ci économie Papa Sane noo def. bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu xasma yàlla Binta Ba kii moo la Fatima. ak Moussa Diop. coach Magal waaw bàyyi sax ba ma neexee u def nii nag uxulli ba baax. uxulli la. ndax xam nga nag ay lunettes lecture la nag après tout. ba neexee def nii ba parce que lumière téléphone bi. waaw du aw laa la xulli bi nga indi. aw Aïcha bismillah. lumière téléphone bi. ak lumière yi. ak dafa métti. dafa métti di nuyu maman Ndak bu baax. macha allah équipe technique beeg yëpp. yàlla na fi yàlla wàcc xéewal ak barke. amiin yaa rabbi Aïcha ñu toll nag ci rubrique économie Binta Ba moom la ñuy jox lenge ngir mu doxal xamal ñu li nga xamante ni moom moo di ab ndaw yi les entrepreneurs fan lañ ci toll war nañ am ay références ana référentiel tey fooy fël ak man. voilà Asma tey nag fi ma lay yóbbu du fenn fudul ADESIS ADESIS nag boo ko déggee mooy association bi nga xamante ne moo ŋànk les entrepreneurs yi di yëngu ci wàllum communication ak imprimerie ñun nag Asma duñu tuddee njaaxaanaay képp ki nga xamante ne am nga tawar rek boo fi ñëwee dinañ ko yeggee asan bi comme niñ ko baaxoo di defee ba tax na ñoom duñu jóg sol seen dàll ñëw fii ngir rek wax ni ña nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyloo jamono ji dañu jàpp ni am na xaalis boo xamante ne état bi jox na leen ko te ñoom nag furaas daal di xaddeem du dara loo xamante ne jot nañ ko ci état bi ginnaaw sax ba nga xamante ne mbas mi dugg na ci réew mi ñoom ñoo dindi seen ay poche ngir rek def si gafak état bi donc lépp lu mu ci mënti doon rek dañuy dem déglu Cheikh Thiam moom moo yore kàddu 65 entrepreneurs yi nga xamante ne ay chef d'entreprise lañ di wàllu ci lu jëm ci wàllum communication justement dañ ci ànd ak tonton Maba ak MD dem jëli ko desiwaat léegi-léegi. ADESIS mooy association des entrepreneurs et de la communication de l'imprimerie du Sénégal. non ñun ñu ngi liggéey ci lu jëm lépp support de communication comme lu jëm ci ay t-shirt casquette lu jëm ci ay banderole voilà lu jëm ci manifestation politique yi wala ay lamb ak yooyu ñu ñooy defar support de communication enseigne lumineuse yi affichage yu mag yi ngeen di gis donc lépp lu jëm ci mbirum support communication ak lu jëm ci imprimerie ci loolu la ñuy yëngu. association bi am na 65 personnes ñëpp ay chefs d'entreprise lañ ñoo xam ne ni tey ñoom ñoo bokk association bi moo tax ñu tuddee ko ADESIS. ñaxtu bi njëkk mooy par exemple dañuy faral di dégg ñu ne gouvernement bi génnee na tant de milliards pour secteur informel comprendre nga mais ñun mosuñ ci jot benn dërëm en toute sincérité kenn mosuñu jox benn dërëm kenn mosuñu woo ne ñu kaay leen ñu jàppale leen ci lii waleel te ay doomu réew mi lañ te ñu ngi créer ay entreprise teg ko ci réew mi di former ay ndaw tey boo demee 65 personnes yi ku ci nekk minimum y a 15 ou 10 personnes yoo xam ne ay employés am lañ ñu ngi liggéey ci moom 65 personnes yëpp ñëpp ci informel bi lañ nekk créer nañ seen structure am ay xale yoo xam ne ñu ngi leen di jàppale di leen former ñuy am lu ñu yóbbul seen i njaboot ñu ngi formaliser parce que déjà am nañ papier def nañ suñu récépissé donc récépissé bi jógee na préfecture jógee na gouverneur mu ngi actuellement ministère de l'intérieur foofu la jàngee donc on sait pas chaque jour ñu ngi dem ñu ne ñu xaar ñu patienté waaw l'essentiel que formaliser wu nañ métti na parce que booy xool Covid bi ñëw na impacté na ñëpp comprendre nga manifestation yi nga xam ne moo tax ñun ñuy liggéey déjà amatul comprendre nga donc métti na mais it pour leeralal nit ñi ak leeralal suñuy liggéeykat que ñun mosuñ jox benn dërëm
état mosuñu jàppale même bu ñu la mettre la pression bu weer wi dee da nga leen war a fay de quoi que ce soit nga am nga ñàkk am da nga war a dem lijjanti loo xamante ni da nga ko mën a teg seen loxo ñoom ñu yóbbu ko seen njaboot kon bu état toogee ne jàppale na secteur informel te ñun jotuñ ci il est temps que ñu wax ko voilà donc booy xool sax au contraire ñun ñoo jàppale état parce que mi nga xamante ni Covid bi xew na dajale nañ suñ xaalis dajale suñu ay dons dem présenté ko le ministre Moustapha Diop jox ko mu téye vraiment mu rafetlu ko trop mais ci ñoom ba ci kaw ba ci suuf kenn mosuñu jàppale ci dara liñ ci jublu mooy seetal suñu bopp rek seetal suñu bopp xam ne ñun kenn mosuñu jàppale soit mën nañu toog suñu employé sax foog ne ñun état jàppale ñu te jàppale ñu kon dañuy seetal suñu bopp kenn mosuñu jàppale ça soit clair et puis le président it bu ko yëgee mu xam ne am na ay doomam yoo xamante ni génne na ndimbal mais yegsiw ci ñoom jafe-jafe yi nga xam ne ni ñun moom la ñuy faral di jànkuwante parce que tey bu dee ndaw nga créé benn affaire yaa ngi doon xaar sa gouvernement ñëw su xali la ñëw jàppale la tendre la main xool lan nga mooy say manquement mu jàppale ci mais déjà amul dañuy dem ak suñu propre moyen en toute sincérité donc tey bu fekkee dañuy dem ak suñu propre moyen dañuy war a encourager parce que ñun dañ fi nekk pour jàppale ay xale man mi di wax ak yow boo ñëwoon presque maa ngi 12 wala 15 personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci man te chaque fin du mois maa leen di fay te koo ci wu laaj mosul weer mosul dee ma ñàkk koo fay kon ñun ñu ngi dund avant tout donc ñoom bu ñu jàppalee salaamun bu ñu jàppalewul bon bu ñu jàppalee ñu jël parce que ndimbal moom du doy parce que état moom moo mën a dimbale ku ne mais comme ñoom bi ñu soxlaa ndimbal ñun dimbale nañ leen comprendre nga nañ leen dimbale parce que defal nañ ay affichage de sensibilisation comprendre nga dem nañ même bi jumaa yi di ubbiwaat dem nañ ay Masalikul dem nañ si jumaa yu bëri yóbbu fa ay gel yóbbu fa ay masque comprendre nga yóbbu fa ay banderole de sensibilisation jël nañ suñu xaalis dem verser ko trésor ci compte bi nga xam ne état moom moo ko ubbi pour Covid reçu bi mu ngi ak ñun comprendre nga ñun kon dimbale nañ leen mais ñoom dimbalewuñu di wax encore une fois que ñun ay jeunes lañ dañoo nekk ci réew mi di liggéey di créer emploi président Sall mu ngi wax bërki démb lan la war a defar pour jeunes yi parce que dégg na leen gis na seen ñaxtu lépp te ñun ñu ngi fi di créer jeunes yi kon war nañu mën a woo ñu ñëw toog ak moom mu laaj ñu lan mooy seen xalaat ñu ne ko lii mooy suñu xalaat te mën nañ la former léegi-léegi lii comprendre nga mais tey président dafay génnee xaalis teg sur la table pour jàppale nit ñi mais xaalis boobu moom na ko leer ne yegsiwu ci ñun tey yegsiwuñ ci ñun suba kon il est temps que moom mu xool bu baax a baax a baax a baax naka lay joxe ay xaalisam ak xaalis boobu fan lay dugg ak fan lay yegg mais moom mu ngi génnee en toute sincérité mais xaalisam boobu yegsiwul demu fa tey demu fa suba man maa la wax loolu Binta bon maa ngi sant maa ngi gërëm di jéggalu ci kàddu yi et di remercier waa Sen TV parce que en toute sincérité ku xam seen njiit seen président Bougane dafa rampe ba toll fi mu toll te xaarul état xaarul d'ailleurs booy xool sax ab opposant la kon ñu nit ci ginnaawam lañ nekk mu nekk suñu idole ñu koy xool ci lu bëri kon lépp loo xam ne ni jot nañu war a wax dañuy daw ñëw fii nga xam ne fi lañu war a jooyee ñu jooyee ko fii nga xamante ni yàlla mën na ci def saafara. Binta Baki juumul benn yoon il est à la bonne adresse au bon endroit pour justement faire passer ce message dafa mel ni c'est le futur peut-être Baba Tandian de l'époque voilà Asma bokk na ci sant yàlla nag bu nit jaaxlee xelam daj la ñun tamit ci liggéey bi ñu ciy jaamuwaale yàlla lépp rek di ko delloo borom kër bi nga xamante ne tamit moo taxawal entreprise am ba képp ku nga am loo xamante ne da nga koy jooy rek nga indi ko fii donc mën ngeen def comme moom képp ki nga xamante ne am na lu la jaaxal wala loo bëgg wax rek ñun suñu mission mooy yeggale ko ba nit ñi yëg ko donc Asma ñoom lii la ñu wax tey jii ñi leen di liggéeyal ñu ngi jàpp ni ñoom duñu jot koppar gu bëri araam ni jotuñu dara xëy na peut-être moom mi ngi fay mais am na 65 chefs d'entreprise yoo xamante ne ñu ngi nekk ci association bi xëy na tey jii mënatuñoo fay donc moo tax ñuy artu mënuñu woon illustrer image parce que day mel ni publicité ñoom ñooy ñii di def genre banderole yeeg yooyu ci tali yi yéen a ma leen gën a xam donc mi ngi noonu Asma di remercier tamit sama doom Mansour Diop bu baax a baax moom mooy jàpp ci liggéey bi tamit à chaque fois baax na ñu koy remercier moom tamit lépp li nga xamante ne day jëmale entrepreneur yi ci kanam daal mu ngi ciy yëngu bu baax a baax jóoba jóobu yàlla na sa jàmm yàgg may nuyuwaale sama goro yooyu ci kër ga Asma lii lañ leen indiloon tey macha allah am na solo ndeysaan li neex waaw nee naa la ak sàppali parce que kii moo bëri goro daa bëri goro bu jógee ci Ahmed Aïdara jël ci Mansour ñëw ci MD sukki moom mooy yaayu ñëpp Fatou Bintou Rasoul la mi nga Aïcha dañuy jógee ci moom maanaam entrepreneuriat di ñaan yàlla rek xam dëkk bi daa dëkk ci dëkk bi léegi daa dëkk ci dëkk bi xam dëkk bi te kenn dootu ko mën a naxati ci dëkk bi boobu ca bari allez on fait place à l'OM de Marseille ou on fait place à Coach Moussa pour fitness les deux les deux c'est tout de suite Just a list today at www.mikeys.com.
Aïcha mi ngi noonu coach Moussa ñu fas yéene waxtaanee fitness spécial body combat master class. yes mooy li ñu fi indi woon samedi passé mu nekkoon lancement bi avant le Ramadan mu doon cours boo xam ne vraiment macha allah c'est intense mais malgré tout ça pendant le Ramadan mën nga ko def ñu changer données yi changer exercice yi wàññi rythme bi wàññi tempo bi ba nga mën ci def dara donc sur ce ñu ànd ak waa régie dem xool élément wu master class body combat bi amoon foofu ci Sélix Ngor le samedi passé sous l'égide de coach Goudiaby ak la team sélixienne. Aïcha coach Moussa ànd nag master class moom. waaw master class bu mooy le cours est tiré en longueur au lieu de s'arrêter à 30 35 45 minutes dañ koy yóbbu ba 1 heure maximum master bi c'est 1h15
donc boobaa da ngay gën a génnee chorégraphie génnee points yi génnee cours yi génnee ni nga koy ordonner pour mu permettre la toujours nga atteindre say objectifs ci wàllu entraînement boobu mais bu ñu fàtte ne dañuy dugg ci weeru koor sport ak ramadan c'est possible mais de manière modérée de manière boo xamante ne soit juste avant la rupture wala après rupture bi tout en mangeant peu nga lekk loo xam ne c'est un peu résistant bañ a lekk lu tooy noonu wala lu lay wàcculoo wala lu lay sonal donc c'est possible ñi seen kattan toll foofu ñu mën ko def di entraîner ci biir koor gi mais de façon modérée parce que koor ak entraînement intense àndul kenn du ko boole surtout au niveau professionnel moo tax bu ñu duggee ci wàllu xam-xam ak yooyu dañ leen di wax ñu layal miskin lu jëm ci wàllu juróom-benn fukki miskin pour laylam parce que seen liggéey la mais bu fekkente ne gën nga gàtt munta ñàkk nga woor après nga def sa liggéey su fekkee mën naa nekk quoi mais du ñu imposer kenn par force nga topp sport ba doo woor bu fekkente ne du farata li ñuy wax ki fardu ayn farata bu dëgër bu mag quoi. ay ca bokk kon nag leer na nañ sportif yi man sax tiitoon naa parce que dama doon waaj a inscrire ça mais xam naa à partir de 19h bi laa fay dem ginnaaw ndogu bi rek. c'est possible à partir de 19h ou de 21h wala ba heure bu la neex mais de toute façon mooy nga modérer sa alimentation et aussi nga xool di def des séances yoo xam ne c'est cardio-musculaire pas cardiovasculaire parce que quand tu jeûnes wala bu fekkee dafa toll ci ramadan booy def entraînement plutôt que musculaire wala des exercices statistiques wala des exercices yoo xam ne laajul cëfër ak effort wala cëppi bu bari ça c'était juste pour li gars yi di wax avant le ramadan def benn big master benn cours bu mag pour terminer noonu dugg ci mois bi après nga maintenir la forme au naturel comme on dit avec des exercices plutôt musculaires que vasculaires cardio bi waaw wala comprendre li may wax wala comprendre li may wax comprendre bu baax léegi laa la rek aw laa la rek lu doy waar. fii lu doy waar matub tool. wala ëpp na waar na ma tool. dañ ko bàyyi kon. su matee tool rek non balaa ngay bay da ngay ruuj. da ngay ruuj ba pare. nga ni ba. waaw. kon daal tey loolu lañ leen indiloon ci fitness. di leen wax ba mardi incha allah avec d'autres exercices plus alléchants plus compatibles avec le ramadan. mi ngi noonu merci beaucoup pour cette rubrique fitness. xam nga nag taskatu xibaar. wax la xam danga koy jox mu daal di wax bu ko defee nag lépp lu xew-xew ci réew mi di actualité ñoo ngi ci dalal Pape Assane Seck bu ko defee mu faram fàcceel ni ko c'est tout de suite. benn yar. Université de Dakar, une situation tout en désordre toute la semaine loolu la ñu fi remarqué waaye tamit faux médicament gi nekk mbir boo xamante ni depuis bi semaine di tàmbale ñoo ngi ci waxtaan ay mbir di si feeñ bu baax a baax foo ci tollu Papa Assane. waaw faux médicament yi coow la université coow la Sénégal moo toll foofu. Sénégal tampi. Sénégal tampi. Sénégal tampi mooy lan. Binta. luy Sénégal tampi de mooy sonn na. Sénégal sonn na d'accord. Fouta tampi Sénégal tampi. dafa am situation boo xam ne am na université de Dakar. nekk nii ñu ngay wax ne recteur bi dana woon lépp luy amical dañu koy arrêter. suspendre complètement parce que voilà amical nag yàgg na université. man maa ngi fàttaliku. ñu jamono amoon nañ amicale de l'institut des droits de l'homme et de la paix yeneen amicale nga fa fak médecine am na lettre am na fak droit am na ñëpp am nañu lan moo taxoon jóg amicale objectif bi moo doon booloo dajaloo àndandoo jàngendoo defandoo et cetera et cetera ñu dem nag ba jëmmi jamono Sénégal di dox am lu xew mooy ñuy dugal ci sens bii man ak yow ñoo bokk sens bii man ak yow ñoo bokk tarixe te pourtant ñooñu ñëpp ñu ngi woon ci université bi te musul am problème lu tax léegi muy am problème question la ñu war a xool léegi bu ñu bëggee régler problème dañuy dem xool lu tax mu am problème situation bi am université mooy ay étudiants yoo xam ni bala ñuy jot seen bourse xeex sànni xeer toj ñu door leen fay étudiants yoo xam ni pour ñu jàng njëkkantewuñu chaise wala amphithéâtre léegi couloir waxuma sax escalier couloir sax la ñuy njëkkante faf boo déggee baax na boo déggul baax na wala ku pare jottali la boo demee ba université de Dakar ñuy wax
nangam ci 80 000 étudiants 70 000 80 000 wala plus ci Sénégal bi nga am benn université bu tudd Dakar Cheikh Anta Diop moment bi ngay wax université Cheikh Anta Diop fii ci Sénégal ak étudiants yu bare Khartoum Soudan. ñu ngi ci plus d'une trentaine d'universités après tu te poses la question nga ne ñun Sénégal ñun bruit bi ñuy def nii yëpp fii lañ toll lan moo tax ñu toll fii ak suñu coow ñooñu nga xam ne sax jàppoon nañu ci ay guerre la ñu nekkoon ak leneen parce que tout est organisé tout est structuré. ñun nag dañu am problème organisation te suñu organisation lu tax muy sooke ça part de deux choses. léegi-léeg objectif yi nga xam ne mooy tax a jóg Sénégal yeeg Sénégalais ñi nga xam ñooy waa Sénégal léegi-léeg dafay mel ni ñi jiite Sénégal seen objectif bu doon lool naam promesse yi bëri na université Ziguinchor université Bambey ak feneen mais situation bi mooy que tey Sénégal toll na foo xam ni jàng bi ci wàllu xale yu ndaw yi dafa am problème jàng bi ci mag ñi dafa am catastrophe léegi lu siy pexe bi mooy nguur jël décision bu honnête dem vers des réformes conséquentes yoo xam ne da ngay impliquer toutes les parties mu honnête rek carte gi leer. amical nag dañ koy dindi ci parce que dañuy dem ci benn danger. mais amical yàqul université. dañ koy organiser rek. lépp mu ngi dépendre ci ñu koy organiser. mën nañ ko defaraat daal maanaam ce sont les suggestions de Pape Assane Seck concernant justement l'université li fa am ci situation bi toute la semaine faux médicament bi nañ ci dugg qui entre la douane et la direction de la pharmacie est responsable ci ñaar ñooñ kan moo ci coupable daal. question bu intéressante la Binta Ba yaa ngi ciy def dossier. Fatima yaa ngi ciy def dossier. rédaction Sen TV mu ngi ciy def dossier. bala ma siy jukki Fatima lan nga si def ci tënk. ci tënk nekk na loo xamante ne d'abord wax nañ par rapport ak faux médicaments yi ñu ne du faux médicament parce que ay matériel médical la donc ñu dem ba dikkateeg ñi nga xamante ne tey jii ñoom la ñu njortu ne ñoom lañ doon joxoñ baaraamu tuuma ne ñoo fi dugal li leen di yooyu les médicaments dafay échapper ci seen vigilance ba ñu demee samp leen laaj bi li ñu tontu moom moo di. balaa ñuy génne lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu médicament yi te du médicament sax ay matériel la parce que da nga ciy gis ay seringue gis ci ay gants loolu noonu yëpp moo nekk ci biir kii bi te dañoo am autorisation bu direction bu pharmacie nationale. Ah oui, quand même. Oui. de autorisation boobu moo leen permettre et puis en plus de cela société bi ñu doon di liggéey ça fait 3 ans ñu ngi liggéey ak société boobu xamante ne c'est reconnu. société bi dañ ko reconnaître muy def li nga xamante ne moom moo di génnee ay conteneurs yu mel noonu te it en plus de cela ñoom waa douane li ñu jot a génnee ci yoo xamante ne ci société boobu la ëpp na ci 24 ay autorisation déclaration yoo xamante ne société boobu moom moo ko moom. donc mu nekk comme sa question bi nga xamante ne tey moom nga posé fii par rapport à la responsabilité fan la wala situé wu ñoom ils ont quand même dégagé leur responsabilité par rapport li ñu leen bëgg a wax parce que ñoom ils sont là nee nañ pour accompagner le ministère de la santé sur le contrôle de ces médicaments. D'accord. Parce que bu fekkee législation bi dafa wax amul loo xamante ne moom mooy tënk réellement di ko cadrer li leen di wàllu matériel yooyu di dugg fii nii. Consommable. Merci beaucoup consommable. Donc dafa am benn nuance boo xamante ne moom moo am ci biir problème bi moo tax Pape Assane man dama jàpp ne lii jeexagul parce que am na ba tey fan la nekkee problème bi foo xamante ne war nañ fa def loxo bi ne fii la donc foofu la ñuy gën a yaatalaat incha allah Pape Assane. ok boo yaatalee Binta jël ba sa beneen wàll ba ci des mais benn affaire moo am. li nga fi expliqué yëpp mooy que suñu organisation. suñu état ni mu tënkoo ak suñu administration. ñu ngi liggéey. mais ça veut dire que ci yoon tout se passe bien wala tout doit se passer bien mais ci ñàkk yoon dina am kenn wala ñenn ñuy faillir mais ñooñu di faillir pourtant yàgg nañu faillir du tey tey feeñ de tey moo feeñ. yàgg nañu faillir ñooñu yàgg di faillir te dara fekku leen ci ñana ak ku ñu àndal. ak kan moo leen di protéger. guddul de. nguur bi nekk Sénégal actuellement am na ay intention yu ñu proposé ci kàddu yi baax na trop. ci texte yi niñ ko bind baax na trop. mais ci jëf bi lay war a am du am bu ñu toogee Sénégal ci jamono bii ma tëjee foofu. bu ñu toogee Sénégal ci jamono bii ñuy toog di dégg kilifa ñu ne jël nañu ci biir këram plus de 200 millions.
ci biir kër. ñu ne bu dul doomam wala ku ko jege wala ku ko xam en tout cas ci biir këram dañ ko jëlee. ñu ne kat ci biir kër googu daanaka weekend bu jot boo xefee xaalis dana fa wàcc ci biir Sénégal bii kon nguur bi fi nekk amal ngeen nu àq. il faut ngeen xoolaat seen taxawaay. Aïcha merci beaucoup xam naa ni ci daaneelam la ñuy ndar képp émission bi waxtu ji dab nañu jeex na tàkk dañu dem week-end merci beaucoup à l'équipe d'aujourd'hui merci Papa San coach Moussa merci beaucoup Fatima Diop merci à toi Bintaba excellent week-end noppaleku leen bu baax lundi ñu tojati fii merci beaucoup à l'équipe technique alors je remercie aussi Lily Diankra institut moom moo jaar ci embellissement bi tey donc voilà mi ngi noonu make-up bopp loo leen nam rek ci taaru jigéen mën ngeen leen woo ci numéro boobule ñoo ngi fële ca fi nga xamante ni moom moo di Wakam dendante ak cité Baltran bu